Maintes fois, donc ils ont contacté maintes fois les autorités, mais à part les promesses, on ne les voit pas. Il n'y a que des promesses non tenues. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ce qu'on veut, ça veut dire qu'ils tiennent leurs promesses. Réparation des routes, qu'ils viennent aider le village à lutter contre les oiseaux granivores, donner donc lutter contre les insecticides en matière agriculture avec la serre, qu'on ne souffre parce qu'il n'y a pas l'appui de l'État. L'appui de l'État par des machines. L'appui de l'État au moment approprié, donc par des financements. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux autres à Macky Sall, voilà? Macky Sall, ça veut dire qu'on dit comme il parle de Sénégal émergent. Je pense que si on parle de Sénégal émergent, Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar. Donc on devait parler ville émergente. Mais notre village, on ne parle pas d'émergence. Ça ne marche pas. Notre principale activité, c'est l'agriculture. Mais si l'agriculture ne marche pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est difficile. Les jeunes vont prendre donc la pirogue qu'on ne souhaite pas. C'est bon. pour ma ko canaliser ci lépp li nga xam ne moo jëm si mbay mi nga xam ne moom la monde rural bi nekk ay jafe-jafe yi nga xam ne moom la monde rural di dunde ñun paysans yi nga xam ne ñoo nekk ci vallée de fleuve bi amul benn union bu gën a ngar ne union mbundoom ci niveau Sénégal amul mais ñun dañuy am ay problèmes yi nga xam ne dañ koy jànkuwante ci kii année passée dañuy def saison bi dafa jàll nit ñi dañuy am baisse de rendement première chose baisse de rendement jël crédit ci CNCA mënuñu rembourser bor bi mu indil ñu tolof amatul lu ñu dunde suñu jigéen ñi nekk ci gewe gi di dem ñun ñu nekk ci di souffrir ñu jóge ci loolu duggaat ci contre saison bii tey yaakaar naa ne dem nañu ci tool yi gis ngeen contre saison hivernage bi nga xam ne dugg nañ ko lii nu dugg di li ñu leen doon won benn cuvette la bu nga xam ne bay dundal lañ ko tuddee borom kër gu nekk doo fa am lu 0,25 mètres ñu defar ko ba toll ci moment bii muy ñor maturité bi gunóor yi commencé ka lekk jinax yi commencé ka lekk ñu koy jooytu gisuñu kenn ku ñu ko fajal yii mooy suñuy métit beneen bi ñun xam na ñu nekk ci commune rurale Ronkh nekk ci benn dëkk bi nga xam ne moo mujj ci zone bi nekk très enclavement bi moo nu jural lépp luy problème yi nga xam ne am nañu ko suñu mbirum santé wér-gi-yaram jigéen ñi bu ñuy accoucher dañuy takk sareet dem Jawaar ñu yóbbu leen Ronkh yóbbu leen Richard Toll yóbbu leen Ross Béthio wala feneen xam nga yii mooy ñunu metti ci ñu bëggoon nag lii lépp lu ci nit man jàpp état bi ngir yàlla bu fekkee ne dañuy am crédit di ñu ko jox ñu koy bay di pertaat ñu koy toppaat ñu bañ ñu joxati crédit mais bu ñuy jox crédit nañ ñu sécuriser crédit bi yii nga xam ne ñooy yàq suñuy gàncax ñu suñu ko soxloo ñu taxawoon ci waaw ba léegi ñoo ngi kiy ñaxtu gis nga dëkk yëpp ñi ngay ñaxtu ñun ñoo ngay ñaxtu guddeeg bëccëg mais ba léegi gisaguñu dara lu mën satisfaire waaw loolu mooy suñu coytu noo ngi kiy jooy président man dama bëgg léegi président li ko waa Kaolack waxoon laa koy waxaat président su fekkee ñun dañ la tooñ nga wax nu ñëw baalu la ñëw sukk sa kër jéggalu la ngir yàlla nga baal nu àq ñëw dimbali nu suñu bay mi su fekkee duñ la tooñ ma daal lii laa amoon lu mu ci wax waaw ñun contre saison bii passé contre saison dama lay wax ci cuvette xën na bii xën na ok merci beaucoup xën na mu ngi yore 4 chenal OMVS yi ñu ngi emballé lu toll ci 5200 hectares li nga xam ne xën na ci boppam ñoo ko moom mais année passée ci ko hivernage bi ñoo ngi ci bay plus de 1600 ku am 5200 di bay 1600 loolu yàqu ñu tollaat fii ni toll nii tey su ma la waxee ni la mbay mi nu mbayum dunde bii moo fi nekk à part moom casier bi kenn bayu ko ndax problème bi ñu am. bay de la gay laa tudd. waaw dëkk fan. xan. tey lan mooy seen métit jigéen ñi yéen nan ngeen dundee. suñu métit a ngi nii bu nu xëyee fajar la noo dem ci gawe gi de gàbb xam nga ne gàbb de baaxu su ci góor sakk ca jigéen te noo yend de gàbb bay tisbaar jot lii nu taw mooy sunu ndékki mooy sunu añ bu nu paree saa daanu gis suñu ko jaaye nu ànd ak suñuy jàngoro ànd ak suñu métit suñu feebaree sax lu nu am lu nu fajoo gawe gaa ngi nii gawe gaa ngi nii danoo bu noo paree alxamis danoo yendu dal ko ba ngoon ja suñu loxo yi daañu lakk suñu tànk yi daañu lakk nun duñu gewe ba kenn suñu kanam sax yaakaar naa góor ñàkk ka waral ndax xam nga ni jigéen ji gàbb ba ñàkk ka waral suñu amoon lu nu neex duñu gàbb
duna gàbb ba suñu buntu soppeeku tool yi doxuñu ndax suñuy góor yi dañoo dem leb ca banque da ko bay ba ñu bayee mu ñàkk duñu am sax dañu faya banque kon nag góor su amul jigéen du am. du Daour Sarr di présidente groupement féminin ci xën sunu naqar li ci ëpp ci ñun li ñu mën en tant que bàjjanu gox encore ñun premièrement santé laay wax ndax ñun santé ku wérul yaakaar naa mënoo liggéey ba di am dara sunu poste de santé baa ngi nii amul équipement amul dara ñoo ngi nii dimbalewuñ ñu dara ñooy fayal sunu bopp ñu fay liggéey bon nag nañ ñu jàppale ci santé de 1 de 2 li ñu gën kii mooy sunu yoon wi tey fi tey ñoo ngi nii tey sa doom ku mu ci ëmb wala sa jabar ëmb sa fit si sa digg bopp lay nekk yoon wi dafa enclavé doo bu dee wasin doo am foo ko yóbboo bu tawee mënoo foo jaar ren entrée en sixième suñuy xale bi ñooy def entrée en sixième gaal lañ leen yabe yóbbu leen jawaar ay gaal lañ leen yabe yóbbu leen jawaar accident wu gawemaan yi fa amoon fii pompier gendarmerie mënuñu ñëw ndax yoon wu enclavé yoon wu bon bu tawee mënoo jaar mënoo def dara bon nag ñun dañu mel la ku bokkul ci Sénégal ñun ci Sénégal la ñu bokk